asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant man la maam Ibrahima Diop ci seen canal YouTube Mid Diaspora maa ngi fas yéene ñëwati ak yéen di waxtaan ak yéen ci ay tomb yoo xam ni tànn naa ko bëgg ci ñu weccante ci xalaat tey ñaan yàlla aussi mu nekk loo xam ne dafay ibbi waxtaan day ibbi sant tey xalaat parce que dafa am importance lii sama xalaatu bopp la xalaat la bu ma yaakaar ni war naa ko mën a tasaare mais aussi may xaar réaction nit ñi may xaar aussi waxtaanu nit ñi parce que loolu moo ñuy jëmal kanam sant tey xalaat seet nu mu gën a rafetee rek ñu waxee ko jëfee ko ngir Sénégal ngir Sénégalais yi fépp fu mu nekk ci kaw suuf voilà donc tey dama ñëw yéen ci canal YouTube bi Mid Diaspora tànnal leen ay points yoo xam ni yaakaar naa ni yu am importance la yu ñu war a waxtaanee point bi nga xam ni moo jiitu tey ci sunu waxtaan muy yéen ñëpp xam ngeen li nga xam ne moo xew Sénégal ci semaine yi passé ay gaal yoo xam ni këpp nañu doomu aadama yi bari ñàkk ci seeni bakken muy loo xam ni vraiment jooytu nañ ko te wax nañ leen aussi li nga xam ne moom la ñu xalaat ni moo koy jur tey ñaan yàlla incha allah yaakaar naa ni bu ñu waxtaanee ñëpp booloo pour wut saafara pour andi saafara ci problème boobu yàlla mën nañoo jàppale ba ñu saafara ko fi may jiitoo rek sama waxtaan mooy ñu fexee xalaat problème bi fan la tàmbalee parce que problème boo ko bëggee saafara danga koy saafara ci fa mu soxee ko foofu mooy fa lay amee sens ndax olof day wax ni bu ndox tuuree an bax moo des voilà donc bàyyi ba jaan ji romb nga topp ci watati beeg dóor amul njëriñ dañuy fexe ba jaan ji du dugg bay romb voilà donc fi may tàmbalee rek mooy yaakaar bi jeunes yi am ni bu ñu ñëwee Europe dinañu tedd ni bu ñu ñëwee Europe li ñu fi dund moo tane la ñuy dund Sénégal yaakaar naa ne aussi ñun ñi nga xam ne ñooy immigré yi te xaw fi ami fan bitim réew war na aussi des fois ñuy waxtaan ak waa Sénégal di leen wax réellement fii lan moo fi am réellement yan expectative la fi xale yi am voilà Europe mën naa tane Sénégal mën naa bañ a tane Sénégal parce que Europe dafa changé na meleen bu njëkk melatu ko léegi possibilité yi nit yi amoon bu njëkk amatuñu ko ci loi yu bees yi ci évolution société tubaab yi muy évolution Europe ci li nga xam ni moom la ñuy xaar ci nga xam ni moo jóge bitim réew pour mu ñëw fii ak ci yenn anam la fa war a nekkee je crois que ni loolu c'est important ñu ciy waxtaan ak léeg-léeg ak sunu rakk yi sunu doom yi sunu jarbaat yi nekk Sénégal te it ñu leen di wax dëgg Europe na mu meloon bu njëkk melatu ko bu njëkkoon ku ñëw fii yàlla mën a def nga am possibilité am foo jàpp mën a liggéey et tout mais dama leen di wax rek tuuti ci li nga xam ni actuellement nii en 2020 wala 10 ans yii commencé 2010 ba 2020 évolution société européenne yan anam la immigré di dund ak yan anam léegi la Europe soxlaa immigré c'est très important parce que yaakaar ni Europe tey egg na foo xam ni li ñuy tuddee ci nasaraan un travailleur générique muy yëkkati bu ñu nee yëkkati nga yëkkati bu ñu nee tegal nga teg Europe weesu na loolu ñu ngi ci yeneen stade bi Europe toll actuellement nii te sax ñu ngi koy waaj a dépasser c'est un travailleur qualifié maanaam nit koo xam ni dafa am métier nit ku am métier
li nit daan yëkkati yépp ñaan ko yëkkatil mu yëkkati ñu ne ko tegal mu teg léegi boo demee ci entreprise yi robot yi ñoo koy def. Donc robot yi je crois que ni ñun ñëpp xam nañ ko l'industrie européenne léegi dañ ko robotiser pour mu gën a performante pour mu ëpp rendement mais bu fekkee ni da nga bëgg a liggéey ci loolu te amoo benn formation professionnelle dafay xaw a difficile li may wax ñi fi jiitu xam nañ ko ce qui veut dire que ni ñi nga xam ni am nañu benn niveau instruction bi ñooy ëpp chance waxuma ni ku amul instruction wala waxuma ni koo xam ni amoo xam-xam amoo fi wërsëg moom yàlla moo ko yor mais ni société bi demee ak li société bi di laaj ku ëpp formation professionnelle wala ku am métier moo ëpp chance ki nga xam ni amul métier. Europe foofu la ñu toll li koy firndeel mooy période coronavirus bi ñëpp xam nañ ko. Europe léegi li ñuy décidé mooy li ñuy tuddee smart working maanaam nit ki dafay toog këram di liggéeyal entreprise bi ci këram ak ordinateur ak internet ci lay liggéey. Europe ci pas boobu lañ jëm dans le futur bala moo yàgg dina gis ni Europe di nga gis usine boo xam ni lu muy rëy nit ña fay liggéey du passé 10 personnes wala 20 personnes. ñi ci des ñëpp ñu ngi seen kër ci li ñuy liggéey donc foofu lañu toll waxuma ni xale yi war ñu fay ñëw wala bu ñu fi ñëwee amuñu wërsëg mais li ma bëgg ñu xalaat ci mooy est-ce que ça vaut la peine ndax jar na ko nit di ñàkk bakkanam ci géej gi wala muy risque ñàkk bakkanam ci géej gi pour loo xam ni boo fi ñëwee déjà boo fi ñëwee te amoo kayit ci loi bi ñu nekk nii clandestin délit la leen li ci jàpp ne la ràpp ci kaso bi fii ak ñuy lijjanti say kayit waaw bu fekkee ni man damay fay sama xaalis 1 million 2 millions 3 millions francs CFA pour ñu dugal ma gaal boo xam ni amul benn sécurité kii la dugal gaal googu te jël say koppar joxu la benn garantie amul benn garantie bu mu lay jox dafay ñëw ba Lampedusa mu sànni la fa nga débrouiller sa bopp amul kenn ku lay garantie ni di nga am kayit amul kenn ku lay garantie ni duñ la jàpp dellu la Sénégal wala ñu tëj la fii ci Europe donc may invité sunu doom yi sunu rakk yi sunu jarbaat yi pour ñu réfléchir ci choix boobu bon mais nag loolu dafa am lu ko jur mais li ko jur justifié wul acte bi nga xam ni moom la xale yi def di risquer seen vie di dugg ay gaal pour ñëw Europe justifié wu ko mais am lu ko jur nag ñun ñi aussi immigré yi am na ci responsabilité parce que je crois que ni am na benn discours de vérité boo xam ni il faut que ñu def ko suñu digganteeg suñuy mbokk ñi nga xam ñoo nekk Sénégal te bëgg a ñëw fii il faut que ñu leen di wax réellement Europe nan lay demee Europe nan lay doxee actuellement nii ak dans le futur nan lay doxee c'est important je crois que ni bu ñu ko xamee risques yu bëri xale yi doon ñu ko jël wala balaa ñu jël risques yi dinañ jël ay dispositions yoo xam ne bu ñu ñëwee fii seen wërsëg mën a yokk je crois que ni kooku aussi c'est un débat boo xam ni c'est ouvert ku nekk am nga ci xalaat mais ñun immigré yi fii boo ñëwee nit ñi yaakaar ni yomb na comme ni mu yomba woon 20 ans ci ginnaaw yombeetu ko léegi mënuma leen wax ñaar nit ñoo fi nekk am ay jafe-jafe am ay difficulté mënuñu leen wax nan lañ toll donc ma bëgg rek nit ki balaa ngay fay sa xaalis di dugg ci gaal di risque sa vie nga réfléchir su baax parce que c'est important nga réfléchir parce que yàlla dafa ñu jox xel pour ñuy xalaat c'est important beneen point bi mooy le droit à l'éducation le droit à l'information maanaam nit ki dans la vie il faut que am loo xam ni boo ko amee dafa yombalal sa dundin day yombalal sa réflexion ci yenn point yi le droit à l'éducation mooy njàng mi yar mi
foofu li may njëkk a wax rek te ñépp xam nañ ko je crois mooy l'état du Sénégal est démissionnaire dans ce sens mooy état Sénégal ak couleur politique bu mu mën a yore dafa démissionner ci yaru xale yi du ma wax njàng yar lay wax parce que njàng objectif bi ci jiitu je crois que mooy nit ki mu nekk nasaraan mu nekk école coranique mu nekk beneen façon njàng xam-xam je crois que ni li ci war a jiitu base bi mooy nit ki c'est pas pour rien que ñun au Sénégal majorité bi li ëpp ci sénégalais yi ki ñuy roy ak li ñuy gëm muy islam avant muy nekk yonent yàlla daf ko yaral boppam gisul baayam bi mu dëgëree tuuti yaayam génn àdduna maamam yar ko bi mu dëgëree tuuti maamam jóge fi parce que boobu yàlla namm na ci moom yaral ko boppam yàlla moo ko bëggoon yaral boppam parce que dafa am loo xam ni balaa mu ko doon wàcc ci moom dafay defar base bi mooy yar éducation dans ce sens je crois que l'état du Sénégal ñépp xam nañu yëf yi tëddee le rôle de l'école warul nekk rek transmettre xam-xam parce que xam-xam bu wér xam-xam bu amal nit ki njëriñ day fekk nit ku xam àdduna nit ku nite yar ko mais xam-xam bu dalee ci nit koo xam ni nitewul wala nit koo xam ni amul yar musiba rek lay doon ci moom musiba rek lay doon ci nit ñi donc je crois que ni ci loolu l'état du Sénégal war na dellu investir sur l'éducation dans tous les sens nag laa wax ak domaine yépp mais mu investir dans l'éducation Sénégal léegi nit ñi am nañu xam-xam fu ne la ko nit ñi wutee mais je crois que ni Sénégal dafa am lu ñu manqué li ñu manqué muy yar lu ñu manqué bon sens lu ñu manqué le sens du devoir li ñu manqué civisme loolu dafa tumurànkate Sénégal te moo jur problème yu bëri je crois que ni yaru nit ki ci njëkk am responsabilité surtout xale yi mooy l'état du Sénégal mais ñaata milliards la ñuy investir ci campagne électorale bu permanente au Sénégal 365 jours politique rek la ñuy wax 365 jours xaalis bi dañ ko injecter seulement dans la politique mais investir yuñ ko ci créneau yi nga xam ni moo nekk créneau yi nga xam ni moom war a mën a doxal Sénégal l'éducation la santé ak liggéey bi ci jiitu muy agroalimentaire chaque fois dama koy wax dama koy répéter parce que j'y crois dama gëm ni loolu rek moom mooy suqali Sénégal donc l'éducation yar bi defar citoyen bi defar ko ba nga xam ni bu paree njàngam ñu dénk ko alal réew mi du ko détourner dugaloo ci poosam parce que kooku nit ku nite moo koy xam nit bu yarawul dafay yaakaar lu mu gis rek ci moom la jekk moom mooy andi li nga xam ne moom la ñëpp bokk moom bu ko yore di ko gérer mu koy def ci poosam ak i mbokkam bàyyi ñu sa des parce que dafa am foo xam ne éducation bi dafa raté te bu ñu ko nëbb ñu ñuy jiiñ ñëpp ak ñu ñuy coow ñëpp ñaan ñoo yàq Sénégal ñoo lekk xaalis Sénégal mais ñooñ ci kër yi lañ jógee sénégalais lañu comme man mii di wax ak yéen sénégalais yi lañu kon yéen ñii di ma déglu ci kër yi lañ jóge donc bu ñu melee noonu rek dafa am loo xam ni fonctionné wul dafa am loo xam ni dafa manqué te loolu bu manqué ci ñooñu dafa manqué société bi yépp ci société bi yépp la manqué donc c'est important gouvernement bi mu dellu revoir sa politique dans l'éducation c'est important investir dans l'éducation investir dans la santé mu investir aussi ci li nga xam ni mooy mbay mi parce que mooy soxali réew mi investir dans l'éducation xale yi dañoo bëgg a ñëw Europe ok certes mais boo ngay dem Europe man gouvernement Sénégal dinaa fexe ba nga am benn formation professionnelle boo xam ni boo demee Europe doo fa taxawaalu wala di nga am plus de chance kooku pour ku bëgg a dem Europe man nga xam bëgguma dem Europe te bëgg a liggéey Sénégal
mais damay investir dans l'éducation centre de formation yi parce que ñëpp mënuñu nekk bachelier ñëpp mënuñu dem université mais au moins comme exemple li nga xam moo am Europe xam nga politique du toppandoo politique mooy nga gis ci beneen réew bu mënti doon loo xam ni yow mën naa fonctionner sa réew amal na lu njëriñ mais nga roy ko mais fii en Europe école dafa am benn niveau minimum boo xam nit ki moom la am 15 ans c'est obligatoire foo mënta nekk da ngay jàng ba nga am boobu at c'est obligatoire mais pourquoi pas Sénégal ñu def benn niveau boo xam nit ki bu amul BFM fii bu BFM c'est obligatoire mais loolu mënuñu ko parce que état si boppam bépp fonds bépp moyen boo xam ne daan na ko def autant ci éducation jël nañ fa bopp moyen léegi état Sénégal politique rek lay xalaat politique des na tuuti ndox mi ñu naan ñu di ko politiquer ak ngelaw lii li ñuy nooy yi dañ koy jël di ko politiquer état Sénégal xalaatatul citoyen ëllëg maanaam képp koo xam ne dafa yor portefeuille wala képp koo xam ne dafa yor poste fauteuil ba mu toog moom rek moo ko intéressé mais intéressé wu ko ci nga xam ni moo war a toog ëllëg ci fauteuil boobu pour man moom rek moo fa war a toog nekk bi ba faw nag yàlla rek moo ko mën yàlla rek moo ko yaayoo nekk bi ba faw nit ki foo mënta toog di nga fa jóge kanam ñëw toog fa mais nañu am bon sens poste bi nga toog di liggéeyal réew mi di liggéeyal sa bopp mais ñaanal yàlla wala defal politique boo xam ni ëllëg ki fay toog yow mu gën la yow wala mu ëpp la xam-xam wala mu ëpp la yërmande wala mu gën la sawar ci li muy def mais doo toog ci benn poste rek yaakaar ni poste bi abadan yaa fay toog moo ko mënul nekk donc je crois que ni il faut que état bi mu dellu di investir ci éducation bi nga xam moom mooy préparer les citoyens bu fekkee ni jeune bi dafay dem Europe am na benn bagage intellectuel boo xam ne boo ko amee dafay yokk wërsëgam bu fekkee ni jeune bi dafay dem Europe am na formation professionnelle boo xam ne boo ko amee dafa yokk chance am bu ñëwee Europe mais bu fekkee nit ki jéemoo ci moom dara nga bàyyi ko muy dugg ci gaal yi mais joxu ko benn chance pour bu ñëwee Europe mën fa nekk joxu ko benn chance bu ko yàlla taxawulul dëgg dafay des ci géej gi wala bu ñëwee fi Europe dafay taxawaal te taxawaal moom mooy jur xale yi dugg ci li nga xam ne waruñu ci dugg gis nañ ko fii kuy taxawaal ci mbedd mi ñiy def lu bon dina la fëkk jël la ngay ànd ak ñoom di def naka sa lu noonu te loolu pay gi ñëpp xam nañ ko doo mujj fu baax donc de grâce je crois que ni l'état du Sénégal dafa war a dellu di investir ci éducation c'est important ndax loolu moom mooy jox jeunes yi futur ëllëg man mën naa nekk Europe nekk un ouvrier mais bu doon sama sago sama doom bu ñëwee day nekk lu gën ouvrier ci ñaar rek la ko mën a nekkee mu jàng ba yor xam-xam Sénégal doog fay ñëw wala mu nekk sama doom juddoo fii ma sawar ci njàngam di ko suivre ci njàngam ba mu am diplôme yu war a am mën a postuler liggéey boo xam ne moo gën man mii nga xam ne bàyyam man moom laa yor foofu immigré yi la concerné dañu war a bàyyi sunu doom bu ñu ko àndee Europe ba mu wax ko directement ci liggéey wuti liggéey mais kooku bu amee chance ba am chance liggéey bi baayam di liggéey moom lay liggéey ouvrier bu dee sunuy doom dañu góorgóorlu ci ñoom bu dee ku juddoo Sénégal la dañoo góorgóorlu ci ñoom ci njàng mi ba ñu commencé njàng Sénégal ba am une très bonne base ngalla bu ñu ñëwee Europe nañ ñu continuer seen njàng dans les universités bu fekkee muntu ne dans les écoles de formation mais xale day ñëw dëgër tuuti rek à peine mu am 18 ans nga yabal ko ne ko demal wuti liggéey je crois que investissement bi ñuy def suñu doom yi warul nekk investissement boo xam ne pour xale bi mu àndal ñu dara ñun parce que xale bi bu ñu ko dugalee école wala di ko yar je crois que ni devoir la suñu devoir la mais nekkul loo xam ni investissement la boo xam ni dañ ci xaar xale bi mu àndal ñu dara ëllëg non warul nekk loolu parce que boobaa investissement bi nga ci bëgg yow rek lay amal njëriñ mais doo amal am xale bi njëriñ ci ëllëgam donc de grâce damay ñaan ñun immigré yi gannaaw bu ñu jiiñee gouvernement Sénégal
maanaam manquement yi nga xam ni am na ko surtout sur le secteur éducatif li mu war a def ko ñépp xam nañ ko te ñu ngi ñaxtu ñu ngi koy soññ ngir mu dellu am une politique pour la jeunesse mais gannaaw loolu jeunesse bi bu ñu ñëwee xësi ba ñëw fii di sunu ay rakk wala sunu ay jarbaat wala sunu ay doom mais ñun aussi bu ñu def lu gouvernement Sénégal di def débrouille-toi nga am liggéey jéemuñ seet ba xam xale bi am na war na mën a am suivi njàngam bu ko jural ëllëg njëriñ mais non ñun aussi immigré yi il faut que ñuy xalaat jëm ci loolu xale yi bu ñu ñëwee fii ci ñun am base njàng dañ leen a war a mettre dans les conditions def ay sacrifice ngir ñoom dugal leen ci école de formation professionnelle yi bu fekkee seen niveau loolu la wa ilaa ñu dugal leen ci université yi bu dee seen niveau egg na foofu te ñu bàyyi centre de formation yi nga xam ni opéra rek lay defar parce que fii am na fii y a des centres de formation yoo xam ni opéra rek la ñu defar opéra mais opéra générique dafay jeex Europe opéra générique dafay jeex minimum bi niveau minimum bi opéra yi qualifié lay doon opéra yi qualifié techniciens yi ingénieurs yi je crois que nous aussi ñun immigré war nañoo yeewu ci loolu donc maay invité immigré yépp ku fi am sa doom mu jóge Sénégal wala mu juddoo fii njàngam nang ci xar sa tànk tubéy nang ci waslu ak selon tes moyens ak lii la yàlla mën loo mais bu ko jël rek sànni ko ne ko wutul liggéey non dafay mel ni xale bi yow lay liggéeyal te je crois que ni waajur ameel na doom laneen lu dul di ko exploiter donc loolu message boobu de passage immigré yi ñoom ñoo ko moom ok xale yi war na ñoo am banin futur banin ëllëg te nga xam ni bokkul ak bi nga xam ni moom lañ am tey Sénégal wala moom lañ am tey Europe ñu leen gis ci mbedd yi ñuy taxawal parce que manquement dafa am quelque part manquement am na ci politique mais manquement aussi am na ci nga xam ne mooy ci waajur yi Sénégal mais am na ay possibilités Sénégal war naa mën a am ay possibilités pour xale yi mais nag il faut ki nga xam ni moom mooy gouverner wala ki nga xam ni mooy dicter les lignes ci pour xale yi pour seen ëllëg mu bëgg koo def mais dara man bu ma naree fay 3 millions de francs CFA risque sama vie bu mu ñëwee Europe risque ñu jàpp ma ne ma ràpp ci kaso bi mais est-ce que 3 millions yooyu bu ma le gouvernement sénégalais joxoon les possibilités d'investir au Sénégal sama 3 millions yooyu est-ce que bu defee at dina ma jural lenn lu war a mën a nekk la Sénégal tey lan la soxla li gën Sénégal gën a soxla mooy investir fi muy investir c'est dans l'industrie secteur bu mu mënta doon industrie lan la soxla Sénégal niveau bi ñu soxla mooy ay centre de formation professionnelle ndax ñëpp mënuñu dem université mais gannaaw bu ñu investir créer entreprise secteur bu mu mën doon mécanique agriculture élevage lu mu mënti doon ok gouvernement bi investir créer ay entreprise ba pare créer ay centre de formation pour xale yi mën a jàng centre yooyu ba pare ñu mën leen a injecter ci entreprise yooyu mais gouvernement Sénégal du ko def entreprise yi nga mag yi ngi Sénégal yépp yu ci bëri bokk ay jàmbur ko moom mais gouvernement Sénégal war na mën a nekk partenaire ci entreprise yooyu wala mu moom ko nationaliser dañuy nationaliser entreprise yi nga xam ñoo nekk Sénégal mais c'est possible Europe mi ngi koy def France tout récemment mi ngi koy def ci yenn secteurs yi Italie mi ngi koy def ci yenn secteurs yi entreprise yi nga xam ne c'est des entreprises yi nga xam c'est des entreprises clés gouvernement bi au partenaire la am majorité ci entreprise boobu wala mu nekk partenaire boo xam ne amul majorité mais dina permettre gouvernement Sénégal muy dicter ligne de conduite entreprise boobu mais dañuy gis entreprise boo xam ne dafa nekk Sénégal cadre yépp bitim réew la ñuy jóge opéra yi rek ñi nga xam ni li ngay def 1 million de jeunes mën nañ ko moo yëkkatil
tegal fii loolu ñëpp mën nañ ko ñooñu rek ñoo nekk sénégalais yi mais loolu dafa war a jeex. Je crois que le Sénégal war a dépasser loolu. Donc damay lancer un appel de grâce gouvernement Sénégal bu bëggee éviter xale yi di dee ci géej gi bu bëggee éviter xale yi nekk ci mbedd yi taxawaalu muy jur ay agresseurs di jur ay criminels di jur ay prisonniers na investir sur la jeunesse na leen jox ay base mooy créer entreprise yu xale yi mën a liggéey mu créer ay centre de formation professionnelle pour xale yi am métier. bu weesoo loolu aussi ñun immigré yi aussi nañuy waxtaan ak xale yi nañu wax réellement li fi am bu ma naree investir sama rakk man 3 millions pour mu dugg gaal risque sa vie ma risque ko 3 millions mu yibbi ci boutique nànk par nànk yàkkamti wërsëg baaxul donc je crois que ni ku nekk am na ci part de responsabilité mais part de responsabilité bi ci ëpp c'est la politique. C'est une politique qui ne fonctionne pas. C'est une politique qui est en retard. Politique boo xam ni bi li jamono soxla ak li Sénégal soxla politique bi eggul foofu parce que lu tax egg foofu parce que intéressé wu leen donc maa ngi ñaan fu waay mën a ne muy Sénégal muy à l'étranger te nga mën a jàppale la jeunesse sénégalaise nga def ko lillaahi wa rasuulihi parce que Sénégal bu muccee Sénégal bu baaxee Sénégal bu développé ñépp la développé ndam la ci képp koo xam ni doomu Sénégal nga donc je grâce nañu yar xale yi nañu permettre aux enfants ñu am une bonne éducation te école bañ a transmettre seulement xam-xam te bañ a éduquer école dafa war a éduquer kër yi dañu war a éduquer société bi dañu war a éduquer dafa war a éduquer mais la politique aussi dafa war a investir dans l'éducation des jeunes sénégalais donc ma bañ a guddal mbokk yi waxtaan bi point yi war a waxtaanee yëpp bëri na du jeex normalement bu ñu fi nekkee di wax li nga xam moom la ñu xalaat jëm ci Sénégal du ñu fi jógee mais nag dañuy bañ vidéo yi gudd donc maa ngi yem fii di leen jox dox daje ba prochainement ci seen canal YouTube Mid Diaspora di leen gërëm di leen sant di leen baal wàq te di ñaan ñu ñépp ñu booloo fu waay mën a nekk lu waay mën a am ngir Sénégal développé ngir ñu bañatee gis gaal yuy dëpp biir géej doomu Sénégal di ci dee ngir aussi ñu bañati gisee ay doomu Sénégal yu nga xam dañ nekk fi Europe nekk dans les prisons parce que am nañ fii duñu ko nëbb am na fii duñu ko nëbb ok ñu nekk ci prison yi soxla nañu assistance soxla nañu Sénégal yi di dem di leen nemmiku mais est-ce que loolu ñi représenter le gouvernement sénégalais fii en Europe ñu ngi koy def man j'aimerais voir que ñi nekk ci ambassades yi ñi nekk ci consul yi qu'ils se déplacent saytu doomu sénégalais fu ñu tëdd ci prison yooyu ñu leen di seet si parce que prison nit mën na fa dem ndax dafa def erreur mais aussi nit mën na fa dem parce que dafa juum nit mën na fa dem parce que aussi loi moo juum dal ci kawam donc buñ leen di fàtte parce que buñ leen fàtte dañuy gën a sànku donc ambassade consul ba ci association yi nañu jàppale ñi nga xam ni doomu Sénégal lañ te nekk ci gox yooyu ci prison yooyu fii en Europe donc fa laa yem di leen nuyu di leen gërëm asalaamaaleykum